salaamaaleykum mbokk internet 221 TV bonsoir wala bonjour yéen a xam ban heure ngeen ñuy seetaan sur la chaîne de l'indicatif donc balaa ñuy tàmbali dañuy nuyu képp koo xamante ne ni kilifa diine nga baa nga kilifa aada nuyu ñi nga xamante ni ci prison yi la ñu nekk di ñaan yàlla génne leen fa yàlla may wér ñi nga xamante ni ñu ngi ci lalu hôpital yi parce que defuñu lu tax ñu nekk fa te ñun aussi defuñu lu tax yàlla may ñu wér ak wér gu yaram. Donc dañoo déplacé wu ñëw fi nga xamante ni mooy Bambilor seet si fi un chef opérateur économique en même temps un responsable politique yaakaar naa bu ñu duggee ci biir waxtaan bi di nga xam exactement tey sama carrière naanaan bu mag lañu dalal ñu bàyyi ko mu nuyu après ñu doog a dugg ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di dalal di leen nuyu di leen massawu encore une fois ci déplacement bi c'était pas évident. ndax émission bi yaakaar naa ne yàggul buñ ko waajee donc on vous remercie encore une fois ci déplacement bi di nuyu mbokk téléspectateurs yi seetaan 221 TV di nuyu Sénégal di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq di ziar waa Bambilor di nuyu képp kuy seetaan télé bi. Merci beaucoup je pense que ñoo ko déggandoo et que ñun aussi. suñu métier la ñuy def suñu liggéey la ñuy def yaakaar naa 221 bàyyiwul benn dëkk bàyyiwul gox bàyyiwul goxaat Sénégal moo ñu ñor wane li nga xamante ni moo baax ci réew mi moo ñu ñor ba tax na rek émission sama carrière la ñu wax dañuy dugg ci waxtaan bi ñu xam Baye Waly fan la commencé ci li nga xamante ni ci lay jëm. waaw dañuy santaat yàlla bu baax di sant mboolem ku ñuy seetaan di wax ne rek ne Baye Waly c'est un jeune turam dëgg muy Djibril Ba connu sur le surnom de Baye Waly man nag yàpp naa ne sama carrière yëpp Bambilor laa ko defee j'ai été un footballeur te tey xëy nañu bëri bu ñu ma xamee ci football lañ ma gën a xamee yàlla def nag yàlla dogalul ñu réussir ci tey nag yàlla wëlbati waatnu ci beneen fànn ci sunu carrière muy opérateur économique boole ko ak politique nag jàpp naa ne yàgg nañ ci waaye nag yàpp naa ne àdduna moom boo ci nekkee loo gëm rek ci muy lu baax da lay wuy si te yàlla def ñu dugg ci ànd ci ak ki nga xamante ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp muy le maire des maires l'honorable député Ndiagne Diop moom la ñu àndal booba léegi di politique nekk nag ci keppaaram di ànd ak moom ci ay liggéeyam ci social beeg ci lépp li muy def ñu ànd ci ak moom donc nii lañ duggee ci politique opérateur économique itam moom tam même chose la rek dañ ciy yëngu bu yàlla def fi su tur àgg tey yàlla yi moo ko fa àggale donc nii la demee carrière bi nag yàggul jaar la rek comme tout un jeune buy aspirer à avoir des responsabilités dans son pays plus particulièrement ci Bambilor bi ñu dëkk donc nii la carrière bi demee loolu moo indi tey nit ñi dañuy solliciter man ak samay nit xëy na bu ñu xuusee ba ci kanam di ngeen comprendre ñi ñu nekkal ñooy ñan ñoom ñëpp ñu ay kilifa itam nekk sama ginnaaw di ma dooleel donc lii moom jàpp naa ni noonu la carrière bi débuté ba fi ñu toll nii. D'accord, d'après comme vous l'avez si bien dit tey nekk nga benn jeune boo xam ne da nga ambitieux et que aussi pare nga pour liggéey ak sa gox. nga ànd ceeg communauté municipale mi nga xamante ne yéen a ngi jëflante di liggéey. mais tey on peut dire que d'après ci say propos. am nga ay vision yu gën a sori loolu. tey lëkkaloo bi nga lëkkaloo ak moom. ban possibilité la mën a apporter ci biir loolu. waaw du ñu wax lëkkaloo parce que boo ne lëkkaloo day mel ni dama am mouvement wala dama am lu ma créé non je suis venu ànd ak moom. ànd nag boo ko déggee mooy xëy na ëllëg mun na nekk mais moment bi ñu nekk nii on n'a pas d'ambition. notre seul but c'est que ki ñu nekkal yàlla yóbbu ko fi mu bëgg. un jour peut-être mu nekk ministre
bu boobaa xëy na bu demee nag ba mu ne man kat ay la yéwén lii kat fii laa mën na yem là ñu toog waxtaan parce que moom lépp waxtaan la ñu waxtaan xool lan mooy suñu tournure politique fan la ñu bëgg a yegg loolu peut-être après mais moment bi moom jàppal benn affaire maire la ñu am moom la ñu jàppale ba keroog mu ne bàyyi na ko di xool leneen lu mu bëgg a def moom wax nañu suñu ambition en tant que personnel en tant que ñun wàllu bopp suñu wàllu bopp mais là moom maire la ñu gëm moom la ñu àndal di politique moom itam muy jàppale président Macky Sall. ñu ànd ci ak moom di liggéey. mais xam nga actuellement nii tey li nga xam ne mooy élection locale yi dafa xaw a lëmb dëkk bi. concernant ci liste yi. donc de passage est-ce que mun nañ xam sax moom bu fekkee candidature am validé nañ ko officiellement. ak ban coalition lay àndal ci li nga xamante ne mooy élection yi. parce que gis nañ ñu bëri dañu rejeté seen dossier. bon gars yi boo waxee ñu ne peut-être. manque d'information lañ koy tuddee. parfois gars yi nanguwul dañ naan peut-être deal la lobby la on ne sait pas l'essentiel ñun dañuy dem chercher li nga xamante ni mooy ce qui est vrai ce qui est juste et ce qui est fiable. waaw xam nga yàlla def ñu nekk ay ndaw. mais dañuy sant yàlla ndax yàlla teel nañoo dénk ay responsabilités ba jàpp naa ne fii suñu gox le président Macky Sall a fait confiance. Notre leader qui est le maire le premier maire commune Bambilor. En quelle année? 2011. 2011 donc xam nga commune bu yàggul la. yàggul effectivement. mais bon boobu ba léegi nag moom moo fi nekk. ok bi ñu demee aussi yàlla maire. looloo tax sama biir wax naa ko. parce que gars yi souvent dañuy naan peut-être boo nekkul ci parti bi wala bokkoo parti bële dañ lay rejeter. or que y a un manque d'information boo xamante ni dafa am. ci ci comité électoral bi. parce que ci cadre suppléant yeeg majoritaire yi. parce que y a des listes yoo xam ne c'est 32 suppléants 38 majoritaires. Parfois ils ont renversé un peu les choses. donc c'est pas clair maintenant à qui la faute. waaw xam nga man pour man. su ma jógee ne damay bokk élection. nga am largement le temps. effectivement. am largement le temps ne da nga bëgg a jiite gox du caaxaan. gox du question ko borom kër sax jiite ko yombul. waxuma laa ay nit. donc loolu boo jógee tey pour aspirer diriger quelque chose lu mel noonu. il faut nga dem vers l'information. c'est pas que l'information da ngay dem citer information yi boo demee fi nga war a dem jàpp naa ne ñu jox la li nga xamante ni moom moo ci nekk. di nga mën a comprendre jël sa temps mais beaucoup de gens ñu ngi bëgg a aspirer diriger benn affaire du ñu dem. xool exactement lan moo ci nekk tu vois donc liste bi ça dépend ci gox bi nga xamante ne moo fa nekk muy presque boo xoolee Bambilor 25 majoritaire la ñu am majorité liste 25 la mais li valable Bambilor valable Dakar effectivement donc loolu mu ngi dépendre ci le nombre de population foofu lay dépendrul ci liste yi comme ça moo tax nga ne fii 38 la fii 25 noonu lañ koy départager waaw noonu la demee mais loolu pour nga xam ko il faut nga dem aussi gëstu ko waaw yow boo nekkee leader aussi bëgg a jiite gox il faut nga dem vers l'information pour man. parce que finalement est-ce que tamit gars yi xam nañ lan mooy le rôle essentiel d'un maire. parce que finalement Sénégal souvent da ngay gis koo xam ne dafay nekk di def action humanitaire. dafay def action sociale. mais balaa moo koy def il faut à l'approche de la tabaski wala approche des fêtes ainsi de suite. donc finalement est-ce que ñoom xam nañ exactement ban rôle la ñu war a exercer envers la population. waaw xam nga dama jàpp ne. loo doonul taalibe doo doon sëriñ. loo doon sëriñ dëgg la. il faut apprendre à ramper. ngay def escalier aduna escalier la. juddoo rek dox. da ngaa juddu ñu lay téye. di la boot. ñu lay boot fa nga dem mën a raam boo raamee nga dox après nag là tu commences à xàmmee. mais boo bëggee par exemple dama la jox exemple rek. y a beaucoup de gens yoo xamante ne ñu ngi li nga wax moo ci am. dañuy commencer di def social ba benn moment nag ñu jàpp ne peut-être seen koñ rek mën na leen a yóbbu ñu nekk maire. c'est pas ça maire dafa am nu muy doxee. il faut des bagages de la compétence. il faut nga am compétence pour nekk maire. il faut nga am compétence waxuñu sax ku nekkul conseil mënul nekk maire non. mais da ngay il faut ngay jàng di lire texte yi. di xool li nga xamante ne moom la ñu wax code électoral bi li mu wax. là di nga mën a am. benn temps large temps bam da nga koy jàng di xam ba keroog ngay yegg fi nga bëgg a yegg mais doo jóg tey bëgg a nekk maire c'est pas possible il faut. donc comme ni nga ko waxee du ay fo du ay caaxaan ba tax na am na élément yoo xamante ni régie préparé woon nañu ko. dañuy ànd ñu dem xool ko après ñu doog a ñëwaat ci plateau bi.
asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant man maa ngi tudd Soxna Ngoné Diagne maa ngi dëkk fii Bambilor Akis ñëw nag nekk ci mouvement Baye Wally parce que bi ma ñëwee fii moom moo ma njëkk dalal woo ma ànd ak man fu muy dem man lay woo ñu ànd moom laa fi xam lu mu woote rek ma jóg mouvement boobu laa bokk ànd ak Baye Wally te Baye Wally nekk ku baax ku xale bu yaru bu loxoom set mën a ànd ak ñëpp nag su ma woowee rek man damay jóg lu ma doon def dama koy bàyyi damay teg sama liggéey man damay jaay añ mais damaa teg sama liggéey bàyyi ko foofu ñëw ndax moom moo ma ko jaral te gis naa li mu bëgg ak fa mu jëm li mu bëgg mooy Ndiassane jëm ca kanam Bambilor jëm ca kanam. maa ngi tudd Bou Sow nekk responsable politique fii ci Bambilor nekk ci ginnaaw président Baye Wally pour jàppale honorable député maire monsieur Ndiagne Diop. waaw bu ñu gisee lu tax ñu ñëw ci ginnaaw président Baye Wally pour jàppale ko dañoo gis ay action yi nga xam ni moo ngi koy def ci dëkk bi ndax mu ngi def social boo xam ni vraiment bu am solo récemment rek gis nañ mu dem ci école primaire bu Bambilor bi nga xam ni vraiment inondation bi sonaloon na population bi mu dem wàccee fa ay camion suuf indi fa bulldozer vraiment waaw indi fa ay 8 camion suuf ëpp na ko sax vraiment indi fa xaw ma xam mu toll indi fa ay camion suuf vraiment indi bulldozer fay ay nit vraiment ñu defar école bi ba ñëpp kontaan mu jóge foofu dem ci marché bi vraiment fekk fosse bi dafa feesoon mu fay vraiment ay oto ñu ñëw vider ko te faren aussi ne pour fi nga xam ni moom mooy mosquée bu Bambilor bi ne pour que ñu bay ko def fa suuf pour am. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp tout le responsable bu nekk si salle bi maa ngi leen nuyu waaw di nuyu honorable député maire Ngagne Diop waaw di nuyu aussi Baye Wally waaw responsable Ndiassane maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw man nag maa ngi tudd Mamadou Ka dëkk Mbène Bambilor yor benn moment bu naan àndal dooleel Baye Wally waaw parce que tamit bi ma àndee moom yàggul mais gis naa ni Baye Wally li muy liggéey si Bambilor waaw ak tout le commune de Bambilor maa ngi koy gis muy social waaw muy dimbali askan wi Tabaski bu jotee mu jënd ay xar tasaare ko si koñ bi yëpp tam xarit même chose Korité kon kooku yaakaar naa neex naa àndal parce que tamit nit tamit aussi waaw parce que moom du gàntu kenn waaw du gàntu kenn parce que aussi gis naa ni yàlla na ko yàlla may loo xamante ne aussi dina doon njiit laayam parce que tamit gis naa ni Baye Wally ku mel ni moom si Bambilor yaakaar naa ne amul parce que fii yaakaar naa ni bépp responsable bu fi nekk tey yaakaar naa ni tey mooy sa responsable pour man quoi pour man parce que gis naa ni daal taxawaay bi am si commune bi waaw te aussi maire jox na ko cër te mosu kaa jëppi aussi waaw te gis naa ni jeunesse bi muy àndal yëpp ñëpp a ngi sant seen bopp si moom waaw maa ngi koy ñaanal yàlla nag lépp lu mu bëgg moo ko xam yàlla nag yàlla dafa fekk seen naam Mohamed. la Mbène Diop présidente les Sœurs Unies nekk responsable politique fii si Ndiassane waaye nekk ci ginnaaw Baye Wally rek ndax gunge Baye Wally dafa neex ndax dañuy wax ni xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak i mag te Baye loxoom dafa set ndax man homme social laa ko tuddee ndax day def social te du ci boole wax doon nag koo xamante ni xale boo xamante ni xam na li mu bëgg am na engagement xam na fi mu jëm ndaxte Baye barki démb man damay wax ci li nga xamante ni muy lu am solo ndax njàng ku ko gis xam ne jàng am na solo. comme nag dafa taxaw pour liggéey foowul caaxaanul nekkul koo xam day naxaate man ma ñëw ne naa ànd ak moom parce que ñu dañoo sonn ci nax yi ku ñu nax léegi dootuñu ko nangu buñ la gisee nag sa loxo set ngay dox fulla dox fayda man ma daal di bàyyi sama lépp ñëw ànd ak moom heure bu ma woowee ma jóg su ma woon 2 heures du matin sax ma jóg ànd ak moom parce que moom moo ma ko wan moo tax ma ñeme ko ak ñi muy àndal su ma gisoon leneen damay toog sama kër jàpp sama njàmbur du tee maa ngi lekk maa ngi naan du dërëm du ñaar dërëm waaye dañoo jóg rek bëgg lu baax bëgg Ndiassane dox bëgg Bambilor dox ok loolu moo ñu tax a jóg. barki dem président parents d'élèves bi dañ ma woo fekk école bi am ndox am benn homme politique bu fi ñëwoon taxaw ci réseaux sociaux yi ni moom day defar école bi te fekk defarul dara sotti fa ñetti bil la fa sotti benn mu tasaare ko ñaari mu jël ko jugal leen
ma wax ko Baye Waly ni ma mbeen maa mënuma loolu dañ ciy taxaw ndax suñu doom ñoo fay jàngee suñu jarbaat ñoo fay jàngee ci saa si la woote ci kii bi ci fi ñuy jëlee suuf oto yi commencé daw mu ne fii ba matul bu ñu arrêté sotti nañ fa fukki camion ak juróom benn te nee na pareegul ndax nee na bu paree ci école bi incha allahu rabbi dina dem ci douche école yi yéene bi maire amoon moom dina ko yeggale def ko te bu jugee foofu barki démb ca marché ba dafa fekk marché bi maire ko liggéey wax dëgg yàlla liggéeyal ñu marché boo xamante ni amul ci commune bi benn commune boo fa demee doo fa fekk marché bi ñu maire defal ndax marché boo xamante ni da ngay toog di jaay ventilo yi di la upp yaakaar naa ni yombul kon suñu honorable dañ koy ñaanal yàlla may ko 2e mandat moom tamit ndax dafa jàpp lu bàyyi def rek yàlla ak moom a tax ndax nag moom moo ko jàngal politique te rëccu ko benn yoon te mi ngi koy jàppale ci biir ak ci biti kon ñun dañ koy fay di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may 2e mandat kon nag ñu bàyyi neex naa jàppale ndax bàyyi su jógee foofu mi ngi ci social bi ndax ñun jigéen ñi dawatuñ ci marché yi bu événement amee lépp lu jëm ci soble wala pombiteer bàyyi da koy def ci dëkk bi lu jëm ci nag da koy daaneel képp ku bokk ci Ndiassane bala romb na sax Ndiassane ndax man barki dama toog réunion ak maire ni ko Baye Waly yow Baye Waly fépp nga amoo frontière demal fépp kon liggéeyam moo ko tax a yegg foofu kon dañ koy ñaanal yàlla ñun waa Sœurs Unies dañuy ñaanal Baye Waly fu mu bëgg a yegg mu yegg fa parce que amuñu fayam te nag suñu fierté la macha allah. vraiment moo ngi def ay action yu am solo fii ci dëkk bi ak ci commune bu Bambilor yëpp parce que tey bépp événement religieux boo xam ne am na président Baye Waly mu ngi intervenir di jënd ay nag di louer ay car xam nga di def surtout dans le domaine sportif moom mooy le président de l'ASC Filao te première participation l'équipe qualifiée na en quart de finale donc mu ngi def liggéey bu am solo parce que il a recruté des joueurs extraordinaires moo tax ñu mën a àgg foofu donc action yi nga xam ne moom moo ngi koy def mu positif moom moo tax tey jii ñun ñëpp ñu fas yéene topp si ginnaaw jàppale ko pour may honorable député maire monsieur Ndiagne Diop 2e mandat merci. incha allah 2e mandat bi moom yaakaar nañ ne am na ba pare quoi parce que tey jii ku gis capacité de mobilisation du président Baye Waly tey Baye Waly yamatul Bambilor kese mais c'est Baye Waly de la commune de Bambilor et les populations de la commune de Bambilor sont derrière Baye Waly pour réélire monsieur Ndiagne Diop pour lui donner un second mandat. waaw parce que yaakaar naa ne Baye Waly amul dara lu muy faxas waaw parce que social daal lépp daal loo xamante ne tey wax nañ ko na sax xaan toog da si def lépp lu man waaw muy guddi muy bëccëg lépp lu mu xam pour def ko dina ko def parce que gis naa ne tey menu Bambilor ina na la tey école baa ngi ne tey ñëpp a doon kaas koy defar tey def na fa 16 cabinets suuf 16 cabinets suuf ñuy suti def te yaakaar naa am na ñoo xamante ñoo ngi politique nekk ay responsable menu Bambilor bu nga yor mairie bi te tey amuñu moyen ñu koy defaree tey moom jël na alalam def si ndigalu maire te da nga koy ñaanal yàlla loolu di continuer waaw te gis na ni tamit aussi ay morom la fi nekkal mais kenn jugul def ko moom taxaw na ba mu ñëw def ko da nga koy ñaanal yàlla rek xam nga di lépp lu mu bëgg daal moo ko xam yàlla nag yàlla defal. waa am na suivi parce que Baye Waly dafa dox ci emploi des jeunes ndax ku dégg emploi les jeunes wax ci Macky Sall parce que nag émergence te maire dafa ànd ak Macky Sall di dox ci émergence ñun suñu bit yëpp ci émergence la muy ndaw ñi xëy di liggéey di am ci lu ñu jàpp Baye Waly dajale na ay xale ñuy ay jeunes chauffeurs mu jël leen jàngal leen ñu dem def passer seen permis ba fii ñu toll nii incha allahu rabbi dina leen wutal xëy am na ci ñu ci jot di xëy am na ci ñoo xam ne seen permis génn nañ macha allah ba ñu ngi xëy di dimbali seen i ndey ak seen i jaboot ak la ñu bàyyi ci biir kër ga kon nag amuñu fayam ñun lépp lu ñuy def rek nag ci ndigalu maire kon ñun ñu ngi dox ci émergence bi président di wax maire ngi ci macha allah. Merci la régie, je pense que élément bi ñoo ko gisandoo. man moom xam naa ni duma ci mën a sori vous êtes mieux placé pour mën a wax si li nga xamante ni moom la population bi wax ci yow. waaw dañuy santaat yàlla rek di wax ne rek gis nañu élément bi gis nañu les témoignages. di wax ne wax naa la ko au tout début. nee naa la. peut-être di nga gis Baye Waly nii en tant que personne ni comme ça. mais la na ci ginnaawam peut-être moo ëpp doole sax que moom la personne. D'accord. donc sur ce dañu ci sant yàlla di sant aussi sama koñ. di sant waa Bambilor. di sant képp nga xamante ne yaa ngi jàppale Baye Waly. ak foo mën a nekk ñu ngi lay sant bu baax. waa di wax ne élément bi yi nga xamante ne tey gis nañ ko. commencé ko ci ñi nga xamante ne mooy social bi ñuy def. ndax gëm naa ne tey politique sociale la ñuy def ñun.
donc politique sociale bi ñu def nag andi na tey ba yàlla peut-être yóbbuñu peut-être beneen niveau ndax man du mën a man taxaw di wax def naa nangam def naa na boobaa du am sens. effectivement. donc li ngay def rek mooy da ngay ànd ak sa équipe ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay jàppale yaa ngi dégg nga def benn affaire ñoom ñu contribuer ci avancer ci vite fait. man jàpp naa sax ba bu ñuy def action yi sax man sax du ma fekk. donc loolu moo indi lu ci bëri du ma sax feeñ ci yenn détails yi. beneen bi ci côté mairie bi commune bi aussi réalisation li mu réalisé bëri na ba nga xamante ne peut-être moo indi bilan bi mu positif. indi président Macky Sall reconduire le maire ndax man gëm naa ni suñu commune sur fonds propres je dis. la mu réalisé néew na commune yi ko réalisé. effectivement parce que d'après renseignement yi ñu defar na pour defar ay terrain basket jël prise en charge ay nit participer ci li nga xamante ni mooy emploi je pense que loolu kooku communauté bi nga ko defal te yaakaar naa loolu moo manqué tey ci commune yu bëri parce que nit ki boo koy may chaque jour aussi nga wan ko nu muy amee moo ko gën. waaw sur li nga xamante ne la commune a réalisé ça mën na ci suñu dëkk déjà marché bi tey dañ koy sago ndax sago bi mooy li nga xamante ne tey maire defar na ko askanu commune Bambilor parce que marché bi donte Bambilor la nekk waa ñi ciy jëriñoo jàpp naa ne bëri nañu donc bëri nañu ba nga xamante ne tey marché bi tey boo xoolee ci département bi gëm naa ne amu fi ba Tëngéej boo kiiwee tey nga def ci reportage def fii reportage Tëngéej def reportage donc du benn donc budget bi rek déjà ça tourne autour de 150 millions sur fonds propres du loo xamante ne état moo ko joxe non c'est la commune ci ay démarches am moo ko financé ba mu yegg fii nga jóge fa tey mu ngi réfectionné foyer bu Bambilor bi dem ay terrain de basket et tout ça donc réalisation yi mën naa su ma doon lim tey duñ fi jóge ndax bëri na macha allah. d'accord voilà. je pense que loolu la maire di jëriñ askanam et que tamit c'est des gestes à saluer comme niñ ko waxee dégg nañ la sa biir propos wax nga catégoriquement que ni yow ak maire yéenay liggéey directement et que aussi tamit ci ay tànkam ngay dox moom ngay jàppale ba keroog moom muy seeti leneen maintenant comme que jot ngeen a réaliser loolu yëpp est-ce que mën nañ xam ci seen programme de campagne su nekkee ñaari points mun nga si ñëw pour ñu xam exactement fan ngeen jëm. waaw sur programme bi nag continuité la rek. ok ndax comme yàlla dafa def ñun la ñu bëgg a tabaat te ñaan yàlla aussi nekkaat fi. ndax nag wax ji dafa bëri parce que benn moment dafa wax lu essentiel dane ñeen vous avez déjà gagné. waaw xam nga te élection yi ñëwagul. waaw xam nga làmb moom boo cay dem moom da nga cay dem ak am ndam. d'accord noonu la ñuy dox. d'accord donc xamuñu leneen lu dul ndam yàlla nag moo yor ndam dëgg la. danañ ko ñaan. te dañ def nañ yaakaar na li tax ñu war joxaat commune bi. d'accord on a fait ce qu'il faut donc boo nee fa ñu jëm. mooy li nga xamante ne chantier yi nga xam ne ñu ngi en cours. dañ koy eggali tey boo xoolee ñu ngi tabax ay salle de classe. yenn yi àgg na yenn yi ñu ngi en cours. donc projet yooyu aussi ñu fexe ñu àggale ko. yàlla dafa def aussi ñu ngi ci construire benn camp sapeur déjà mu ngi fii am nañ aussi benn kii nu mu tudd kiiwu tribunal aussi ñu ngi koy créer. ok waaw maison de justice aussi barki dem lañu demoon ànd ak maire pour mu def visite des chantiers. donc bëri na loo xam te ne tey jàpp naa ne tey bu ñu ak aussi boo xoolee tournure commune Bambilor. le maire est connu. il est connu effectivement côté état. ok donc il est député en plus député CEDEAO. d'accord donc xam nga loolu tey kilifa gi tabbaat ko tey. dafa am fenn fu mu mën a yóbbu Bambilor. d'accord tey bu ñu ñëwaat tey nga ne nañ fol kenn nga fol kooku tey day nekk éternel recommencement lay doon. d'accord donc loolu tey boo xoolee Bambilor tey ñu tabbaat l'honorable day tax déjà chantier mi. mën a yegg en plus ci côté état aussi pourquoi pas un jour ñu def ko nommer ko ministre parce que ñun suñu objectif loolu la. d'accord mooy le président c'est notre combat donc il soit maire mais il soit plus reconnu. national pourquoi pas international. ça c'est important je pense que l'émission tire à sa fin et que lu neex du doy. yaakaar naa bokk na ci émission yi nga xamante ni gën na ma marqué gën na ma frappé parce que
comme ni ñu koy waxee Sénégal dañoo soxla ay nit yoo xamante ni il faut faire passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel et que je pense que tout un chacun de nous ci loolu la war a dox ci loolu la war a wax ba tax na rek dañ lay bàyyi balaa ñuy tëj bu fekkee am na ñuy remercier nga remercier leen nga daal di tàggoog internet yu 221 yi lay si. waaw dañu naan alhamdulilah santaat yàlla rek bu baax waaw santaat yàlla di leen remercier encore une fois ci seen déplacement di wax ne Bambilor moo ñu ñor commune Bambilor moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor. D'accord. dañuy remercier ñi nga xamante ne mooy Ndiassane parce que foofu laa dëkk muy quartier bi ngeen nekk nii. mu tudd Ndiassane donc ñu remercier encore une fois toute personne de près ou de loin bu jàppale l'honorable D'accord. jaare ko ci man donc di gërëm aussi ñi nga xamante ne ñoom laay liggéeyal ndax ñooy sama doole ñooy samay nawle boo xoolee ni salle bi mel nga xam ne tey peut-être jox nañ ma cër dëgg la. cëru doom diggante doom ak yaay diggante mag ak rakk ñi nga xamante ne seen mag laa jox na ma cëri mag ñi nga xamante ne seen rakk laa itam jox naa leen cëru mag tey dañuy sant l'honorable di ko remercier encore une fois di ko wax ne yaakaar dafa metti te gëm naa ne ni muy doxee jege na askanam bëgg na askanam te askanam wóolu nañ ko donc dañ koy sant moom en personne di sant kilifa yi diine yi nekk Bambilor ku ci mel ne Thierno Amadou ku ci mel ne Thierno Aladji Malick muy sama kilifa di kenn ci man di sant itam ñi nga xamante ne ñoom ngeen fekk fii ku ci mel ne Mbène maa ngi koy sant di ko gërëm mu jiite benn mouvement bu mag mu ñaan ko les Sœurs Unies te vraiment dooleel nañu yokk nañu mais wàññiwuñu di sant ñi nga xamante ne tey ñoo nekk sama wet ku ci mel ne sama yaay Tata Ndeye Ami muy suma xarit di sant sama yaay booy di gërëm toute la jeunesse ndax jàpp naa ne boo ne da ngay lim mun ngaa juum mais ñi ma waxul seen tur xam nañ ma xam nañ ni mu mel ak ñoom donc en tout cas encore une fois sant naa ñëpp gërëm ñëpp di wax ne rek ne yéen itam dañ leen di massawu ndax sori na soriwul xëy na fooy dem benn une première fois di nga ne sori na fekk yàlla xam na ne peut-être njëkk bi nga njëkk a dem na rek mais nag encore une fois di gërëm ñi nga xamante ne ñun jàppale vraiment di leen sant encore une fois yàlla na yàlla def. merci je pense que lii lañ leen sama carrière indi loon di am mbégte ak contentement bon xaw na sori tuuti mais jegewul Thiès. xam naa loolu la sa waay di bañ a dégg. donc nekkoo Thiès. mënuñu tëj te duñu remercier équipe technique bi ku ci mel ni Serigne Modou Kara tey nag daa xultoo ba sonn xam naa yoon bee sori donc maa ngi nuyu gars yi ñëpp di leen remercier di leen jox rendez-vous sur une prochaine fois ci beneen numéro sama carrière ak beneen leader beneen champion mais du ma tëj te remercier wu ma sama yaay Guèye Ndioro daf maa bëgg. donc à chaque fois mu ngi ñaan maa ngi lay wax que ni ta fille t'aime très fort et que ñaan yi mi ngi egsi bu baax maa ngi ciy gis sama bopp yow dolli rek après ma sedd ñi ci des one love sama gaay ba beneen yoon.